Ciao a tutti ragazzi, vi saluto, sono Mor e vi sto parlando da Torino. Allora, praticamente oggi andremo a parlare di due avvisi che spettano cittadini, coloro che avevano finora a che fare col bonus, reddito di cittadinanza, reddito di emergenza, anche il fondo perduto, col decreto ristori bis, ma anche col il vecchio decreto di agosto. Oggi faremo chiarezza riguardo il reddito di cittadinanza, la proroga per i 2 mesi del reddito di emergenza, il fondo perduto e tutto quello che c'è da dire. Salaamaaleykum mbokk yi, maa ngi leen di nuyu di leen ziar bu baax a baax. Man la seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr depuis Torino. Comme niñ koy defee saa su ne rek ci ay vidéo, tey dañuy ñëwaat indil leen ay leeral yoo xamante ne bi donc ay aviso la yoo xamante ne bi bu njëkk bi kii di agence de l'Entrata ñoom ñoo ko xamle démb. beneen bi ki circulaire la boo xamante ni bi IMS moo ko génne jëmoon ci paiement bonus décret agosto bi 1000 € stagionale ak altri settore. donc ak demande fondo perduto bi ñi kañ lañ ko war a dugal. alors fi ñu njëkkee nag dañuy wax ci il fondo perduto per le imprese e le partite IVA nelle zone rosse. Alors xam ngeen ne fondo perduto il decreto di rilancio del 19 maggio moo ko indi woon. mu ngi nekkoon catégorie yi nga xamante ne bi seen partita IVA yi dañ leen doon laaj facturation un callo di almeno 33% riguardo il mese di marzo-aprile 2019 e il mese di marzo-aprile 2020. xam ngeen ne ñu bëree bëri fayoon nañ leen ko, donc mbokki taalibe yi ko dugaloon tañ fayeen leen ko ci mois de mai bi. alors il fondo perduto boobu la ñu rinnovare waat ci ñaari décreto yu mujj yi ñuy wooye il ristori e il ristori bis. alors ba tey ñi nga xamante ni bi ci mois de mai fayoon nañ leen ko, agence de l'Entrata moo ngi xam le ne ñooñu jërut ñuy def demande. donc paiement bi dina ñëw automatique ginnaaw bi nga xamante ni bi ñoom yor nañ date yëpp. loolu lañ xamle, maanaam ñi nga xamante ni jotoon nañ ko weeru mai ci décret di relance bi jërut ñuy def benn demande, fonds yi dinañ leen ko kari-karel automatique ci biir weer bi. d'ailleurs sax am na ñoo xamante ni bi depuis le 9 il ministre de l'économie Roberto Galtieri xam le ne depuis le 9 donc fonds yu bare bare alloué nañ ko jëm ci ñi amoon réquisites yi tañ fayan leen ko ci weeru mai bi. alors ba tey moo ngi xam le ne ñi nga xamante ne bi dañoo am réquisites yi ci ñaari décret yu mujj yi di ristori et ristori bis te nekk ci zone rosse wala anke bu ñu nekkut ci zone rosse seeni activité donc lockdown bi nga xamante mën nañ ne semi lockdown la affecté na ko, ñoom aussi mën nañ présenter il fondo perduto la domanda. ba tey agence de l'Entrata ñoo ngi xamle ne ñu war a présenter waat demande il faut que ñu xaar fino la terza metà del settimana, tipo mën nañ xaar fii ak 3 semaines yoo xamante ne bi ci biir weeru novembre bi lay doon pour mën a am link bi nga xamante ni bi ci la ñuy présenter demande bi. donc agence Entrata moo ngi xamle ne link bi ñu war a présenter demande fondo perduto yi ci catégorie bees yi nga xamante ni dugg nañ ci réquisites yi, ñoom il faut ñu xaar fii ba le 18 jëm kaw pour ñu mën leen donc dugalal link boobu nga xamante ni bi ñu bees ñi nga xamante ni bi amuñu ko woon ci weeru mai te réquisites yi ñëw ci ñaari décret yi ñu am ko pour ñu mën a def demande bi. donc loolu lay xamle képp koo xamante ni bi daal fondo perduto bi réquisites yi ci ñaari décret yi mujj yi laal na la, agence Entrata nee na il faut nga xaar fii ak le 18 jëm kaw, fii ak ay le 21 pour ngeen mën a am plateforme bi nga xamante ni bi bu ngeen demee ci site bi di ngeen mën a présenter demande bi wala ngeen dem ci padronato yi. alors ba tey agence Entrata ñoo ngi xamle ne fonds yi nga xamante ni bi dañ ko alloué woon génne ko pour il decreto di rilancio pour fondo perduto bi nga xamante ni 1000 € la woon. alors xaalis boobu dafa mujjoon jeex, loola waral ñu bëree bëri ñu présenté woon demande ba nii seen demande mi ngi in lavorazione wala in attesa, surtout ñi nga xamante ni bi ñoo ko dugaloon août ak juillet wala ak catégorie gi nga xamante ni dugaloon nañ ko sax avant boobu te jotaguñ ko. ñooñu agence Entrata mi leen di xamle ne xaalis bi ñu génne woon moom moo jeexoon ci jamonoy décret de rilancio. alors
ñoo ngi xaar état bi alloué yeneen fonds yoo xamante ni bi donc dinañ mën a combler gap boobu pour ñi nga xamante ni bi dugaloon nañ ko fayaguñ leen ak ñeneen ñu ko war a dugal pour ñu mën leen a gaaw fay. alors loolu kuréel gi ko xam le mooy Agenzia delle Entrate. donc loolu moom moo nekkoon ay nouveautés yoo xamante ni bi donc ci Agence delle Entrate la jóge jëmoon ci fondo perduto bi. li am solo daal mooy ñi ko dugaloon ñëpp te jotoon ko weeru mai te bokk ci réquisites yi alors automatique la, jërul ñuy defaat beneen demande. ñi ko dugalagut nañ xaar fii ak 3 semaines avant fin mars novembre bi dinañ mën a am donc plateforme bi pour présenter demande bi. alors noonu la ko Agenzia delle Entrate xamelee. donc leneen li ci des mooy ñu wax ci décret agosto bi, l'indennità onnicomprensivo. alors xam ngeen ne indemnité boobu tey jii mu nekkoon date limite bi le 13 novembre la waroon a jeex pour képp ko amoon réquisites yi dem dugal ko pour ñu mën la ko fay. donc tey jii la jeex képp koo xamante ni bi dafa woon demande bi rek donc tey jii moom mu nekkoon date limite bi. donc décret agosto bi indi woon 1000 euro pour stagionale del turismo e stabilimenti termali incaricati alle vendite porta a porta, lavoratori intermittenti, autonomi privi di partita IVA ak incaricati alle vendite dello spettacolo e lavoratori dello sport. donc tey jii la kii bi jeex la scadenza bi jeex. alors ba tey IMS moo ngi xamle ci benn circulaire le paiement indemnité bonus agosto bi tantum di 1000 euro, l'indennità onnicomprensivo dinañ ko commencé fay au plus tard le 19 bi ci weer bi jëm kaw dinañ ko commencé fay. donc loolu IMS ñoo ko xamle ne 1000 euros yi ñu waroon fay ci agosto bi incha allah catégorie yi ci bokkoon yëpp te defoon demande bi mbala ñi nga xamante ni bi automatique la doon ñëw jërul ñuy def demande bi dinañ leen ko fay donc ci li commencé le 19 novembre bii di ñëw jëm kaw. loolu IMS ñoo ko xamle. ñi nga xamante ni bi donc defoon nañ demande jërul ñuy def benn demande automatique lay doon. ñi mujjee woon a def demande it ñoom ñëpp le 19 incha allah dinañ commencé fay leen. ginnaaw bi nga xamante ni bi demande yi comme dañ koy renouveler rek IMS à chaque fois ci ay circulaire day xam le ne képp koo xamante ni jotoon nga rek fayeeku moo xam decreto di rilancio la wala il decreto cura Italia wala il decreto agosto bii nii ku jotoon ci indemnité Covid yi rek jëm ci bonus 1000 euros wala 600 euros jërul ngay présenter demande ci ñaari décret yu mujj yi mooy ristori et ristori bis. donc à chaque fois rek bu ngeen demee ci plateforme IMS bi am na fa lu ñuy wooyee l'indennità onnicomprensivo tutti i servizi IMS. donc foofu ngay dem nga présenter indemnité 1000 euros bi nga xamante ni bi donc décret agosto bi indi woon na ko te mu jeex tey. donc même indemnité boobu noonu moom la ñu renouveler waat ci decreto di ristori bi. foofu li ñu fay xamle mooy ñi defoon demande bi te jotoon a fayeeku ñooñu duñ def benn demande. IMS day contrôler fayaat leen agosto bi fayaat leen décret ristori bi nga xamante ne bi ci weeru octobre bi nii lañ ko voté. alors ñi war a def demande mooy catégorie yi nga xamante ni bi ñoom jamono ji am nañu réquisites yëpp mais jotuñu woon a def benn demande. ñooñu bu ñu demee ci plateforme IMS bi mën nañoo présenter demande boobu noonu ci session wu indennità onnicomprensivo tantum 1000 euro. donc loolu ko xamle mooy IMS. kon li ñuy jàngatee foofu rek mooy IMS nee na fii ba le 30 novembre 2020 képp koo xamante ni bi rek dugg nga ci réquisites yi te mosoo présenter demande mën ngaa présenter demande fii ba le 30 novembre ci indennità onnicomprensivo per il decreto ristori. benn bi la rek moom moo nekk ci plateforme bi. ñu ko jotoon a jot ñuy présenter demande donc dinañ leen ko fay automatique. kon képp koo xamante ni bi rek amoon nga réquisites yi rek jamono jii ñii nit ñi te defoo woon demande jotoo woon dara mën ngaa dem présenter demande bi. ñi ko defoon te jotoon a fayeeku jërut ñuy présenter benn demande mooy ñiñ fayoon ci cura Italia fay leen ci il decreto di rilancio jërut ñuy présenter demande. dinañ leen fayaat indennità onnicomprensivo bi bu agosto bi fayaat leen bi nga xamante ni bi barki démb lañ ko voté muy il decreto ristori. donc loolu moo nekkoon loo xamante ni bi dañ koy leeral. alors di fàttali ne il decreto ristori stagionale yi nga xamante ni bi il DL di agosto le 15 août da leen koo xañoon parce que legge bi daf ne woon ku mu fekk ci contrat
doo ko mën a présenter ñooñu mën nañ koo dabaatal mooy stagionale a tempo determinato ñi nga xamante ni bi le 29 octobre 2020 fekku leen ci contrat ñoom am nañ réquisites yëpp pour gaaw dem dugal ci bonus ristori bi nga xamante ni bi indemnité 1000 euros la te le 30 novembre la demande yi di jeex. alors foofu li ñu fay jàngate rek mooy stagionale yu bëree bëri décréto agosto bi 1000 euros yi mënuñu ko woon a dugal ndax dañoo nekkoon ci contrat. donc jamono ji nag comme gars yi seen contrat yi jeex na ci été bi donc képp koo xamante ni bi rek am nga réquisition ci nekk stagionale wala altri settori te le 29 octobre bi nga xamante ni moom lañ approuvé il decreto ristori fekku la ci contrat gaawal dem def demande indemnité onnicomprensivo et per il decreto di ristori. donc amul plateforme bu bees benn plateforme la boo duggee ci session IMSS bi di nga gis fu ñu bind service 600 euro 1000 euro l'indennità onnicomprensivo boobu boo demee foofu rek ngay présenté lim lay laaj mooy catégorie lavoratore bi nga doon ak indemnité bi ngay présenté catégorie lavoratore stagionale wala altri settore wala intermittente. alors sa kii bi nga nekk secteur bi nga nekk nga def sa secteur bi nga nekk maanaam tourisme stabilimento del termali après nga présenté lu ñuy wooye indennità onnicomprensivo jeex na. donc kon li ñuy gën a xamaat foofu mooy decreto di ristori bi yeesalaat 1000 euros agosto bi ñi defoon demande agosto bi tañ accepté leen wala ñuy xaar ñooñu duñ defaat benn demande bu IMSS vérifier réquisites yëpp juste dañ la koy fay. ku mësta def demande bi nag mën ngaa gaaw nga dem présenter demande bi ci jamono ji nga xamante ne bii donc IMSS nee na demande yi dina dem fii ba la 30 novembre 2020. alors leneen li ñuy leeralaat ba tey bokk na ci mesure yu ñu jël ba tey ci il decreto ristori. alors bokk na ci ñaari weeri reddito di emergenza IMSS nee na képp koo xamante ni bi amoon nga réquisites yëpp te njëkkoon a jot ci weer yu njëkk yi reddito di emergenza da ngay présenté waat beneen demande fii ba le 30 donc mooy datu scadenza bi. kon ñaari weer yi ñu yokkaat ci reddito di emergenza ku ko bëggaat da ngay présenter beneen demande fii ba le 30 demande yi ubbeeku na donc dem leen gaaw ngeen présenter demande yi pour reddito di cittadinanza fii ba le 30 novembre la lay jeex. loolu aussi yaakaar naa leeral nañ ko mbokk taalibe yi. alors feneen fi ñuy jeexale mooy reddito di cittadinanza. alors reddito di cittadinanza liñ ciy wax lenn la IMSS génn na benn circulaire boo xamante ni bi lim ciy xamle mooy alors ñi nga xamante ni bi dañ ko jeexaloon septembre te renouveler ko ci octobre bi ñoom nee na seeni paiement départ na depuis le 13 tey jii jëm kaw ci la ñuy commencé di leen carrel seen carte boobu noonu. ci foofu tamit ñi xamal mbokki taalibe yi carte bi boo bëggee xam liñ ci cariqué da ngay dem ci capu postal yi nga rof carte bi xool altrimenti mën nga woote ci numéro verde bi boo wootee ci numéro verde bi nga bës tous 1 après nga dugal 16 chiffres yi carte bi donc dinañ la indiqué wax na la carte bi ñaata moo ci nekk. altrimenti aussi mën nga dem ci site bi online nga vérifier ko foofu mais en tout cas daal ci circulaire IMSS bi xam la ne képp koo xamante ni bi da nga jeexaloon 18 mois yu njëkk yi ci weeru septembre commencé ko renouveler octobre yow nee na le 13 novembre bi commencé nañu carré carte yooyu noonu. alors mooy ñi ko jeexal ci 18 mois yu njëkk yi ñi nga xamante ni bi aussi jeexaluñ ko ñooñu seeni paiement amul benn changement chaque le 27 rek lañ leen koy fay. noonu la ñëwee ci décret bi. leneen liñ ci dolli mooy reddito di cittadinanza bëri na mbokki taalibe yuy ñaxtu naan ñii naan 40 euros la ñuy jot ñii naan 70 euros ñii naan 100 euros. d'accord pourquoi parce que dafa am calcul yoo xamante ni bi ci les 2 dernières années IMSS day calculer reddito yi tey jii bu fekkoon yow nga doon liggéeyatoo dugaloon nas bi 2 ans ñu la koy fay wala nga amoon ay allocation sociale wala ay ANF. assegno per il nucleo familiare wala ay bonus bébé yooyu yëpp ay reddito la yoo xamante ni IMSS daf koy calculer waale ci bu lay defal sa calcul pour li nga war a am ci reddito de emergenza bi. donc amul foo xamante ni bi IMSS dafay juum wala dara parce que tey jii booy am assegno social wala assegno fili wala bonus fili yooyu yëpp aussi wala nga doon jël nas bi loolu lépp ay reddito yoo xamante ni IMSS da koy calculer pour bu lay calculer li nga war a am ci reddito cittadinanza bi looloo waral léeg-léeg ñi nga xamante ni dañoo amoon assegno yu njëkk yi donc ñoom duñ mën a am yenn chiffres yi.
ñu bëree bëri dañ ci ñaxtu mais calcul yi donc IMS moo koy def te xam na ni mu koy doxalee. alors feneen fi ñuy jeexale mooy wax nañ leen ko ba tey moom mooy reddito di emergenza donc leeral nañ ko IMS ngi xam le ne à partir de tey jii ñi ko renouveler woon ci octobre bi nañ leen ko commencé fay lu commencé le 13 novembre jëm kaw ñi ko amoon te jeexaguñ donc chaque le 27 rek moom moo nekkoon date bi ñu leen koy carré. alors leneen li ñuy fàttali rek lenn la mooy bonus ristori 1000 euro per stagionale del turismo ak altri settori moo ngi concerné xeetu lavoratori yi. allora lavoratori stagionali del turismo e dei stabilimenti termali, lavoratori dipendenti stagionali a tempo determinato, lavoratori intermittenti moom mooy ñu yor contrat a chiamato, lavoratori autonomi privi di partita IVA parce que bu ñu nee autonomie rek borom partita IVA yi dañuy yaakaar ne dañ cee bokk mais dañ ne autonomie ñëw dolli ci privi di partita IVA maanaam bu amul partita IVA te inscrire ci benn forme de previdenza bu IMS. Incaricati alle vendite porta a porta mooy ñuy def porta a porta, lavoratori dello spettacolo, lavoratori sportivi ak donc incaricati alle vendite wax nañ ko. alors ba tey ñu fàttali ne requisiti yi ñuy laaj stagionale a tempo determinato yi war a yi décret bi xañoon 1000 euro agosto bi ñoom requisiti yi mooy le 29 octobre bu mu leen fekk ci contrat bu ko defee mën nañoo gaaw dem dabaatal 1000 euros yi ñàkkoon ci weeru auguste bi ndax dañ doon liggéey mën nañ ko dugalaat bu ñu demee ci session IMS bi rek plateforme benn la changé wut IMS dugal na ko depuis le 22 octobre pour képp koo xamante ni rek booba tey am nga réquisite yi te dugaloo benn bonus te nga am réquisite yi donc kon décret ristori bi 1000 euros yi mu indi scadenza demande yi le 30 lay jeex ku ko bëgg a présenté te am réquisite yi demal ci site IMS bi wala nga dem ci CAF yi wala nga dem ci patronato yi donc benn indemnité la ñu tudde ko l'indennité onnicomprensiva tantum di 1000 euro. alors feneen fi ñuy jeexalee mooy fondo perduto bi wax nañ leen ko bi nga xamante ne bi donc décret bi daf ko indi woon pour ñaari décret yi mujj yi ristori et ristori bis agence Entrata nee na ñu xaar ci biir semaine bii nii ci novembre bi dinañ lancer plateforme bi ñuy defee demande yi pour ku bëgg a def demande yi donc mën nga dem nga def demande yi nu mu gën a gaawee. fi ñuy jeexale mooy vidéo bi ñu wax bërki démb ci mbokki taalibe yi nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk Sardegna am fa résidence te nekk ay stagionale war a altri settore. alors indemnité yi nga xamante ni ñoom dañ leen di indemniser te kuréel gi ñuy woowe ASPAL ak la Regione Sardegna ñoom ñoo ci lëkkaloo fonds yi toll ci 14 millions yi. alors demande yi commencé na depuis mercredi ci plateforme bi ñuy woowe Sardegna lavoro.it ku nekk Sardegna rek am fa résidence mën nga dem ci CAF yi wala même boo amee Sardegna résidence sax te été 2019 nga liggéeyoon stagionale yi wala altri settori donc ci weeru mai juin juillet ci ñeenti weer yooyu la ñuy calculer pour méngale ko ak ñeenti weeru été 2020 supposons man ma liggéeyoon été 2019 30 jours ci weeru mai bi alors été 2020 weeru mai bi liggéeyuma benn fan man dinañ ma indemniser weer ndax toog naa weeru ma liggéeyut fino 1000 euro su fekkee dama liggéey weeru mai daaw 30 jours weeru mai 2020 ci été bi ma liggéey ci 10 jours dinañ ma indemniser différence bi muy 20 jours noonu lañ koy calculer ci stagionale yi nga xamante ni bi ñoom ñoo nekk Sardegna am fa résidence. alors mbokk yi lii rek moo fi ñëwoon ci ay information ñi leen ko doon baaxe ñu ngi leen di sant bu baax a baax di leen gërëm seen mbokk taalibe Mor Talla Sarr depuis Torino.